verra. salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi nga xamante ni yéen a ngi bàyyi jamono bu nekk xel yéen a ngi bàyyi xel li nga xamante ni moom mooy programme télévision Futur Média ñu ñëwaat ci beneen jotaayu xibaar ci seen bloc d'information bi nga xamante ni soir d'info moom moo koy tàmbali ci li nga xamante ni moom mooy ngoon gi jëm ci marax gi ba ci édition bu mujj bi nga xam bu mag bi nga xamante dinañ ko def ci 20h. tey nag ñu am yéene dalal fii kenn koo xamante ni c'est un membre de l'opposition ngir ñu wëy di càmbar ni nga xamante ni moom mooy ay solution maanaam ay pexe yoo xamante ni Sénégal war na koo mën a jëfandikoo ngir mën a génn ci li nga xamante ni tawat ju métti la joo xamante ni dalul Sénégal rek Afrique yëpp la dal àdduna yëpp la dal kenn ku ci nekk njiitu ci nekk ñoo ngi xool ay solution ngir génn ci dinaa ci ànd nag ak ki nga xamante ni suma naataango la muy Daouda Mine Daouda ñoo ngi lay nuyu bu baax di la dalal ci plateau. maa ngi lay fay Pape Djibril di am mbégte ànd ak yow encore une fois ci plateau bi. jërëjëf Daouda di ci ki nga xamante ni mooy sunu gantay nag ancien directeur général des douanes la muy Boubacar Camara jamono yi moom moo jiite parti politique boobu nga xamante ni ci opposition la bokk tudd parti pour la construction et la solidarité Jéngu Tabax moom moo fi jiite woon tamit loolu mu duppee woon mouvement Jéngu tey jii moom mooy sunu invité ñu fas yéene seq ak moom waxtaan wi Boubacar Camara ñoo ngi lay nuyu di la dalal ci plateau Soir d'Info. jërëjëf ñu ngi lay fay di la remercier également di leen remercier yéen ñaar ñëpp ci invitation bi sëñ Daouda aussi ñu ngi lay remercier di bëgg lool ci nekk fii ak yéen yàgg leen suivre gis seen contribution ci communication ci biir Sénégal. jërëjëf di gërëmaat bu baax téléspectateurs yi sunu parti beneen bi nga xamante ni dinañ ko def tamit ci wàllu ci kàllaama tubaab ñoo ngi ko fas yéene ànd ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa Sénélec démb gis ngeen compagnie nationale d'électricité compagnie d'électricité du Sénégal ñëw nañ fii ci seen njiit daal di yëkkati ay tuuma teg ko. ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy Sénélec ci deuxième partie bi incha allah dinañ ci ñëw ak ñoom ci wàllu wu yaatu ngir xool ndax tuuma yooyu dañ koy dëggal wala ndax lu ñuy weddi lay doon Boubacar Camara ñu gis la ci biir mbas mi yàlla dogal nekkoo fi woon Sénégal da nga nekkoon ci benn tukki boo xamante ni daf la tëjoon foofu noonu ci biir Afrique foo ci nekkoon ñu gis ne da nga ci def ay sorties yu bari. waaye liñ ci gën a jàpp bokk na ci bi président de la république waxee ne gan gi dañuy dëkk ak moom ndax nee na bëggul ñibbi yow da ngaa génn ne gan gi kenn du dëkk ak moom loolu fan nga ko teg. jërëjëf xam nga réew bu demee ba toll ci yenn situation yi. bu dee da nga nekk ci wàllu politique. foo toll war nga wax li nga ci xalaat. ba pare joxe ay pexe ay solution ñun noonu la ñu gisee politique. boo demee bay politique da ngay tànn. ndax da ngay bokk si ñi yore réew mi di ko doxal wala da ngay bokk ci opposition ku nekk da nga am say solution ñun solution yi nga xam ne yii gis nañu ne moom le pouvoir bi yore di ko doxalee ànduñu ci ñu opposé mais réew bu demee ba toll ci yenn situation yi lu tey ni mbas dal ko dalandoo réew mi yëpp da ngay dal nag nga dëglu bi mu amee dañu génne 33 mesures wone ci dépistage massif ba ni ñuy traité néew yi ñun naka lañ ko gisee ñu sukkandiku nag ci expérience su bi ñu gis ci nit ñi ni ñu gérer mbas yi ci àdduna bi yëpp liggéey bu rëy lañ ci def ci loolu la ñu teg ni bi ñu demee ba gis ne président de la république taxaw na ci bu baax ñëpp ànd ak moom mu génne plan jël ay mesures yu baax yu bare peut-être niñ ko appliqué sax am na ay problèmes mais dans l'ensemble amoon na consensus ci mobilisation li ñu jaaxal nag bi mu demee ba diggante ba le 11 mai nga xam ne situation bi mu ngi gën di yokk gën a garaaw parce que boobu ñu ngi amoon 177 cas te amuñu woon wax dëgg yàlla résultat boo xam ne mun nañu permettre ñu reculer ci wàllu propagation épidémie bi ñu gis ne dafa ne jour boobu nañu changer stratégie nañu dëkkandoo ak mbas mi xam ne am na fii ñu jéem a jël ay mesures daal di commencer def ay assouplissement te boobu fekk na nit ñi dëgg la miinuñu woon genre mesures yu drastique yooyu ba commencer résister mais fi mu demee ba nit ñi commencer miin jafe-jafe yi foofu la wàccee loxo foofu nag ñun dañu tiit ñu def ne corona du dëkkandoo parce que feebar boo xam ne xamoo lu koy joxe
d'abord xamoo lu koy joxe ni ñu koy joxee am na werante xamuloo lu koy faj kenn fajagu ko amuloo lu koy aar amul ñàkk feebar bu mel noonu li nga ci am kas néew mooy nga fexe ba fagaru te ci xeetu fagaru yi mooy fexe ba mu bañ a law yow nag boo ñëwee ne nañu dëkkandoog moom ci réew mu mel ni Sénégal nga xam ko dafa commencé tee suñu xel. yéen lan ngeen proposé woon à la place. ñun dañu ne d'abord teel na am na sax possibilité moo am immunité collective nga développé foo xam ne nit ñi dañu wàllante ba ñëpp développé ay soldats ci seen biir yaram ba dootuñu mën a wàllante ci seen biir loolu mën na am mais tollooguñu woon foofu pour ñun dafa teeloon te ba léegi nag soo comparé chiffre 11 mai ak chiffre 11 août bi wala 12 août bi sax wala 13 août bi ñu nekk tey di nga xam ne progression bi mu ngi nii te kenn xamagul fu ñu jëm ci weer yi moo taxoon ñu considérer ni foofu am na erreur et ñu ne actuellement fi ñu toll dañu war a def bilan parce que ñu ngi jëm ci yeneen ñetti weer gis naa ne ci conseil des ministres nee nañu dinañu def évaluation bu ñu defee évaluation ñu xam lu jekk ak lu jekku ñaareelu yëf bi mu def aussi ne économie bi mu ngi commencé daanu commencé woon na daanu sax bu yàgg parce que avant élection yi parce que économie boo xam ne dafa sukkandiku ci endettement lépp da ngay am exposition ci choc exogène yëpp pétrole bi bu yokkoo nga am problème et cetera mbas bi ñëw ñu am campagne agricole bu bon nit ñi commencé sonn prix yi commencé yokk xamoon nañu ne fii ñu jëm du baax mais bi mbas bi ñëwee dafa gën a nërmel mu ne léegi il faut que économie bi taxawaat bi mu lancé signal boobu automatiquement ñun ñu lancé tumbi 19 génne 19 mesures yoo xam ne yi dinañ ci dellu si day wone ne war nañu yëkkati approche bi daal d'accord leen ci. waaw Daouda donc fi ñu ko wéer mooy que. mais foofu président est-ce que amoon na le choix parce que comme ni nga ko waxee. ñun suñu économie mi ngi basé wu ci ay recettes. nekkoon nga directeur des douanes xam nga ko. xam nga ni li nga xamante moom mooy indi recette lu ci bëri aéroport la lu ci bëri port la. lu ci bëri également milieu informel bi la. te port bi tëjoon nañ ko aéroport bi tëjoon nañ ko. également milieu informel nit ñi dematuñ dem dikkatuñu. demoon na ba nga xamante ne est-ce que mënoon na comme par exemple ni mu génne woon 1000 milliards. aidé yenn secteurs yi génnewaat 1000 milliards suñu budget étant entendu que suñu budget bi passé annuel bi. 4000 milliards la woon. est-ce que président amoon na le choix bañ a def lu dul déconfinement entre guillemets. waaw non man waxuma waxu déconfinement parce que confiné wul woon. waaw moom dafa def état d'urgence. non je veux dire mesure d'assouplissement yi moo tax. waaw moom laay loolu laa lay expliquer mesure d'assouplissement li koy dicter. moom mooy évolution maladie bi. pour man évolution maladie bi tolluwul woon foo xam ne fii war nañu mun a def déconfinement. wala ñu war nañu mun a def assouplissement. même booy assouplir dafa am noo koy defee mais loolu passé na fi mu toll nii. réew mi dafa am fu mu sooxee ci lu bare. fan la waaw sooxee bu njëkk bi mooy ci wàllu koom-koom d'abord choix yi ñu jëloon choix wu économique endettement bi ñu jël moo tax mënuñu am pexe amul woon beneen pexe kon suñu koom-koom dafa càng koom-koom bu càng mooy koom-koom boo xam ne amatoo fooy utee xaalis ba mën a ko investir jëfandikoo boo xam ne bii dina suqali sa réew ba pare nit ñi mën ko jëriñoo. lu koy càngarte fi mu ne wala am solution. gis nga càng boobu. foofu la ñu toll aujourd'hui càng bi li ko gën a beneen càng bi ñu am. mooy càng ci wàllu dundin. crise bi dafa ànd ak crise sociale nit ñi li ñu daan fortaatu kas néew yenn système yi ñu daan am di débrouiller wu di jaayantu fii di joxe ay cours fii di yooyu yëpp mesures yi ñu jël ak mbas mi ni muy defee ak attention yi ñu jël daf ko yàq ba nga xam ne ku nekkoon sax di taqale da ngay commencer ndóol mu nekk situation bu grave ñetteel bi mooy càng ci wàllu gouvernance boo amee kas néew dafa am noo koy sàmmee ba nga xam ne nit ñi di nga dalal seen xel donc crise yooyu ñu dajale moo tax aujourd'hui problème bi dootul est-ce que lii waroon na ko def. bu ko defoon yan solution nga am léegi. par rapport ak ça ñun li ñu gis l'économie la relance. par rapport ak économie li ñu gis mooy. parce que foofu tamit Boubacar daguma la mais difficulté bi nga xamante ni moom la daaw de relever léegi mooy. c'est vrai qu'il faut que ñu faire face au Covid pour que parce que gis nañ ne fi mu ne ni cas yaa ngi yokk nit ñaa ngi dee
mais foog ñu créer richesse ñaar yooyu nan nga koy boolee ci gérer réew ba mën ci génn. waaw xam nga déjà fi ñuy jëlee xaalis bi la ñu war a bàyyi. wala ñu wàññi ko. bu fekkee da ngay jëlee xaalis ci dette. loolu moo ñu dal dañ koy jëlee ci dette mais boo demee ba yow mënatoo fay. ñun Sénégal bu ñu la lebalee xam nga dafa am lu ñu ciy teg. li ñu ciy teg mooy service de la dette. Sénégal bind na ne nañ ko bind ci ñi nga xam ne mënatuñu fay service de la dette dañu bëgg ñu suspendre ko. loolu boo ko xasee ba def da ngay déclencher benn mécanisme boo xam ne bi ñi nga xam ne ñoo lay natt dañ naan waay kii wóoratul parce que boo ko lebalee li ñu ciy teg nee na mënatu ko fay non seulement dette publique bi ngay am ak institution yi dañ koy sóoraale mais ñi nga xam ne privé la ñu sax doon la lebal seen xaalis pour nga def investissement dañ leen di avertir ne leen Sénégal de ñu ngi koy defal revue pour wàññi wàññi grade bi nga ko joxoon parce que mënatul fay service de la dette foofu toll nga fa boo fa tolloo dégg dette mënatul a lebal kenn dootul dugal xaalis bu bare Sénégal pour affaire investissement déjà benn ñaareel bi croissance bi nga xam ne moom ngay yaakaar toujours doon ko bàkkoo lu bare soo amaan fukk at ma ca tegu nga am fukk ak lu ci tegu loolu moom mooy sa croissance yow ñu ngi doon am 5,3% la ñu am ci 2019 bii ci prévision FMI bi avec toutes les conditionnalités yi ñu posé ñu ngi ci 1,1 bi sax lu jar a werante la parce que Côte d'Ivoire moo ñëpp doole fuuf mu ngi ci 0,8% te 1,1 bi ça veut dire que li ñu amoon 2019 dinañ ko amaat 2020 ba pare yokk ci 1%, 0,1% kooku coono la. déficit bi li ñuy am ñun di ko dépenser dafa daan ëpp toujours li ñuy am ñu daan am déficit autour de 3% muy critère convergence su UEMOA ñu ngi ci 6,1%. kon fii ñoom ci seen chiffre bopp Sénégal toll na ci situation boo xam ne bii économie am ci daanu la gën a jege jóg taxaw ba pare nag ñu jéebaa nañu partout ne ñu fii ngeen jëm baaxul kenn dootuñu lebal solution bi mooy nga wut xaalis boo xam ne leboo ko booy da ngay dem seet li nga am ñu lan la ñu am ay ressources la ñu am ressources naturelles yi ñu am soo demee si géej gi au lieu nga jël ay contrat di ko signé di ko jox nit ñi ñuy pêcher say jën di dem da nga naan man sama valeuru géej jën lii la dama bëgg ku mooy koy tayleel indil ma ci temps wu xaalis def ci ay quai def ci ay véhicule frigo def ci ay toute la chaîne ba nga xam ne pêche bi dina développé nit ñi mën a liggéey jigéen ñi liggéey def seen i géej def seen i yéet napp bi dem nga développé toute la procédure ba nga xam ne bii di nga équipé mu am benn vie économique autour de la pêche à partir de tes ressources. loolu la ñuy def fi mu ne wala. defuñu ko léegi da ngay ñëw rek ñu signé contrat de pêche gis ngeen coow yi ci am bu ñu signé waa ji dem pomper lu ko neex amuloo sax moyen pour surveiller ko normalement nga jël sa pétrole soo nee am naa valeur 80 000 milliards valeur pétrole man bi ma proposé 1000 milliards yi dama ne woon fi ñu ko mun a jëlee li ci ëpp solo mooy nga demander un paiement par anticipation des ressources ñi nga jox ba pare ñi nga joxagul nga tayle ko mais foofu kenn laalu ko ñi nga jox ba pare pétrole am nga droit ne leen toll naa ci mbas toll naa situation boo xam ne bii soxla naa 1000 milliards wala 500 milliards dama bëgg par anticipation après dinañ def ay compensation nga defaral ma ko en avance su ñu demee ci marché financier bi dañ koy am defuñu ko ci biir 1000 milliards yi dañu leb xaalis déjà loolu da nga koy fay après. day gën a am na ci loo xam lépp la. loo xam ne lii lépp la te motul te ñàkk a mot boobu laa soupçonné ni moo tax ñu changer stratégie parce que nit ñu daan fay hôtelier ak charge yi dafa commencé woon métti ñu génne leen bu ñu demee Sénégal ba ñu ne nit ñi nañu def prise en charge à domicile ak Sénégal kër yi ni mu mel ak conditions yi nekk nga xam ne ñàkk xaalis moom mooy vraiment problème. mais Boubacar. donc même ma tuuti rek ma yeggali ci financement. ressource bi. ressource bépp bu ñu am mun nañ ko def échange ak infrastructure boo jëlee man 4000 milliards laa soxla ci infrastructure ñun loolu la ñu natt mën nga ko am ci ay ressources ñu financer ko nga liggéeyloo entreprise yi def assainissement def ay gare def ay tali te dërëm du jógee ci ay recettes parce que recette balaa nga ko am comme ni nga ko waxee moo am importation nga mun a am recette wala impôt balaa nga ko am nit ñi liggéey ba mun a fay te comme liggéeyatuñu te amatul importation fi nga koy jëlee ñëwatuñu loolu mënul sotti donc mooy fi ñuy jëlee xaalis bi déjà la ñu war a xool li ñu daan yàq ñu bàyyi ko
institutions yi amul njëriñ yëpp ñu supprimer ko daal di wàññi train de vie de l'État. comme yan nga bëgg ñu mais au conseil territorial mën nga jël benn groupe expert 25 personnes mën nañu def conseil état bi conseil économique et social même chose 15 personnes 25 personnes tu as toutes les fonctions sont là nga développé ko ay jënd ay oto da ngay gis auto service ay Mercedes ak yooyu loolu caaxaan la ci pays boo xam ne c'est sous-développé ba pare ngay def ay exonération ay 300 milliards exonération yoo xam ne am na secteur yoo xam ne sax waruloo fa def exonération donc ñun dañuy yàq xaalis bi ñu am kas néew donc économiquement Sénégal am na ressort pour jógaat mais bu fekkee yow da nga wéeru ci endettement doo ko def kooku moom mooy pour fu ñuy jëlee xaalis bi. léegi man foofu li ma fa bëgg a laaj parce que pour man que mu nekk endettement bi que mu nekk tayle bi su fekkee ni rek la wuñu problème de gouvernance bi c'est du pareil au même si sama xalaat ma développé parce que su fekkee ni yow da nga ñëw nga tayle bu fekkee ni droit la parce que boo demee di tayle contrat ngay signé. te bu fekkee ne contrat yi yow xam nga ni boo koy transformer en droit gage lay doon hypothèque wala mu nekk nantissement. en fonction bien bi. ndax mobilier la wala. voilà parce que bu fekkee ni da nga tayle da nga ne da nga may jox xaalis ma tayle la bien bi mais bu ma am àggee app sangam dama lay rembourser sa xaalis sinon bien ba yow yaa ko moom loolu mooy tayle. léegi bu fekkee ni yow nit ki dem na jël na 1000 milliards tayle gazam. xam nga jël xaalis bi dugal ko feneen fu nga xamante ne naka sa dul noonu la app bi jot ki nga xamante moom moo ko joxoon xaalis bi daal di ñëw jël gisement de gaz boobu ak moom ko da ngaa tey la réew mi mais rek la woo benn négociation bi lay wax non léegi non xam naa li nga wax place gouvernement mais balaa boobu sax am na beneen bi nga wax nii mooy partenariat public privé koo xam dafay am xaalisam ñëw investir daal di feyeku boppam ay at moom la ñuy def bi ñuy defar autoroute bi waaw mais du demee noonu affaire tayle bi nu muy demee da ngay signer ay convention de collaboration entre état bi ak ay groupement de sociétés privées ñoo xam ne dañuy am groupement ak ay sociétés sénégalaises groupement bu ñu ko defee ku nekk am pourcentage ñoom ñooy dem ci marché financier bi lebi xaalis ñoom ñooy surveiller investissement bi ñuy def yëpp donc gouvernance bi ci entreprise bi lay nekk kooku état bi du ñëw di leen jox ordre naan leen def leen lii def leen la li donc règle gouvernance yi foofu forcément dañ koy respecter parce que ñoom dañuy lebi xaalis sur le marché financier taux yi du nekk benn taux yi mun na dem ba ay 6% parfois sax ay taux Libor la yi ñuy nattee ci Londres dañuy xool panier devise yëpp ñu xool soo doon leb comptant 6 mois wala 3 mois ñaata la ñu seet taux yi mën na élever tuuti mais dans le temps boo defee ay contrat wu 30 ans di nga defar sa réew ba mu sotti mais am nga alal boo xam ne bii ñëpp a ko soxla te alal boobu ñoom liñ ciy exploité dinañ ci am bénéfice ba pare nga am marché financier yi ngeen ànd fay ko léegi exonération yi nga leen di jox xam nga xaalis la bu ñu waroon fay doo leen ko fay mais exonération boobu nga leen di jox ñoom dañ koy jël yow da nga koy jël mu nekk sa participation ci dette donc loolu dafa am solo et c'est facile enfin c'est facile loolu am na réew yoo xam ne yi def nañ ko fa par expérience et ça marche très bien. mais lan moo tax mënu ñëw jëm ci solution yooyu parce que jàpp nañu ne tey préoccupation président Macky Sall ak gouvernement du Sénégal mooy fexe ba économie bi du daanu léegi lan moo tax choix yooyu mënuñu jóg dem ci. waaw léegi nag xam nga choix moom ku nekk yow yaa xam ni ngay diriger ku nekk da nga am sa devoir moom dafa yore pouvoir di gérer. am na ay experts am na gouvernement am na allié am na tous les moyens choix bi mu jël moom la jël mais choix bi mu jël moom mooy indi résultat bii ñu am aujourd'hui résultat bi mooy lan bi ñu commencé 2012 ak léegi dugal nañu plus de 27000 milliards ci xaalis ci budget état bi rek boo defee en moyenne 3 milliards 3000 milliards 27000 milliards ba pare nga endetté wu à hauteur de 8000 milliards te 30 et quelques milliards yoo xam ne da nga ko yore war ko dugal ci économie bi mais lan la jur aujourd'hui ndóol yi dafa yokk. mais jur na aussi ay infrastructures. non ay autoroutes jur na ay ponts ba tey ndóol gi ndóol boo xam ne bi wàññeeku ci chiffre nga koy gis njàng mi sooxe ñëpp gis nañ ko amul werante chômage xale yi amuñu liggéey mooy résultat ba pare kaaraange bi gis ngeen ko agression yi amoon 99 moo amaat fi Sénégal léegi dafa gën a graaw sax ak les Jakarta ak yooyu xam nga léegi moom kenn ñemeetul sax génn ñu boole ci feebar plateau médical bi gis nga ko Sénégal donc voilà un résultat concret donc war nañu redresser léegi xaalis boobu boo ko récupérer foo koy dugal loolu moo am solo doo ñëw dugal ko fu la neex di def ay investissement yoo xam ne choix yi wóorul wala da nga ci dugal xaalis boo xam ne du am njëriñ da nga koy njëkk a dugal ci industrie pour transformer les produits agricoles ba pare dugal ko ci industrie pour transformer les ressources naturelles yi nga am benn di nga créer emploi pour loolu il faut nga am énergie
nga renforcer énergie bi bu usines yi amee énergie am ngay transformer commencer jaay fii commencer jaay sa bitim réew commencer def ay restrictions ci yenn produits yi laan concurrence nga koy importer na ngay amee gerte am usine buy defar gerte di importer huile loolu mënul am ba pare nag nga réorienter investissement secteur privé bi nga yóbbu ko ci agriculture bi parce que agriculture investissement bi dafa tuuti xaalis bi nga ciy dugal il faut nga def les réformes yi war ci wàllu foncier mun nga foncier par exemple war nga créer benn titre foncier agricole agro-industriel nga xam ne titre foncier bi pour loolu la di nga mën a def UJUS bi di nga ko utiliser fructifier ko mais pour nga ABIJUS bi pour nga jaay ko da nga koy jaay juste pour destination agro-industrielle agriculture pêche élevage industrie culturelle yi tourisme artisanat yooyu yëpp mun nga ko développer boo defaree foofu nag xam nga léegi réew mi mu ngi tourner parce que li ëpp ci xaalisu réew mi fii lay tourner di fi des léegi nag nga ne kan la war a jëriñ bi nag warul jëriñ ñi nekk ci pouvoir bi ñu jël xaalis bi di def lu leen neex dafa war a jëriñ ressources humaines yi nga xam ne ñoo yore réew mi muy jeunesse bi surtout éducation nga def réforme éducation ñun ñu ngi ci prévoir 8000 milliards yoo xam ne ci ay teel def nañ suñuy calcul yi. président Macky Sall aussi def na les assises de l'éducation. waaw assises yi am na avant ça amoon na les états généraux. mais aujourd'hui éducation bi boo ko xoolee situation bi même Covid bi éducation bi a été laissée pour compte. les mesures yi ñu waroon jël d'accompagnement mais est-ce que sunu réew yi bokkoon ci sunu 33 mesures yi. éducation mais Boubacar est-ce que sunu réew ak ku ko mënoon di gouverner fi mu ne nii ak mécanisme yi ñu koy gouverner ak choix yi ñu def est-ce que attan na Covid ak conséquences Covid. ma ne benn réew attanul Covid. kon kay li ñuy dund nii kon ku fi nekkoon it même chose ngay dund. benn réew attanul Covid. yow yaa koy dékku xeex ak moom. mais est-ce que mën nañ ko dékku. mais dékku nañ ko. aujourd'hui ñu ngi koy dékku. est-ce que nous sommes résilients tey. non est-ce que le Sénégal est résilient. non ni dékku nañu Covid. def nañu lu ñu mën gis nga effort yi ñu def. am naa man dëkk yu ma dem yoo xam ne gis naa ko les taux de décès sont beaucoup plus élevés peut-être qu'ils ont peut-être moins de cas que nous. mais les taux de décès sont beaucoup plus élevés soo xoolee le service médical li ñu def yëpp def nañ ko mais service médical bi parfois dafa am ay changements de stratégie yoo xam ne daf leen di dérouter. ñun suñu problème on était très bien parti ci Covid bi. mais à partir du 11 mai on a commis des erreurs on va évaluer bu ñu évaluer ñu rectifier erreur donc bu éducation boo ko defaree defar sa santé defar say télécommunication defar say route defar lépp li nga xam ne nit ñi dinañ ci liggéey transport yëpp fonctionner mais tu as un pays qui marche tu as le triangle du développement ici financement investissement développement durable mais yoon boobu nag boo ko jëlul yow yaay responsable. et aujourd'hui foofu la ñu toll. mais ci mal gouvernance boobu ngay wax gis nañ ni IGE xam nga bu baax IGE parce que yow sa bopp IGE nga woon gis nañ ni am na ay rapports yu nga xamante def nañ ko pointer du doigt un certain nombre de manquements yu nga xamante ne dans la manière de gouverner le pays lañ ko def ba am ay solutions sax yu nga xamante ne ay recommandations yu nga xam proposé nañ ko. mu am ci ay nit ñu nga xamante ne dañ ne pour que mais rapport yooyu ba tey jii. ay at gisuñu benn suite bu nga xamante ne am na sur le plan judiciaire wala sur le plan même manquement yi nga xamante ne soulevé nañ ko ñu mun koo exécuter. am na ñuy wax ni dañu war a jël IGE détaché ko de la présidence mu nekk benn organisation autonome bu nga xam am na possibilité def li nga xamante ne moom moo ko war. yow sa xalaat ci loolu. bon su ma xalaat mooy Sénégal am nañu point faible ci wàllu gouvernance point faible bu mag boo xam ne commencé na jaaxal ñu bare. point faible ci wàllu gouvernance bi li ko waral mooy déjà force bi ñu leen war a joxuñu leen ni ñu ko war a organiser ñu war a am autonomie mu am ñoo xam ne ñooy toppatoo prévention maanaam fagaru déclaration patrimoine surveiller les audits ak yooyu ñu defar am ñoo xam ne ñooy saytu bu ñu saytoo mu am rapport et tout ñu def des rapports yoo xam ni fi mu war a jaar yëpp lay jaar nit ñi xam ñetteel bi moom mooy sanctionner comme sanctionner amul en général te dafay am relent politique ci biir dañuy dem ba système bi inspecteurs yi dinañu liggéey partout et je ne pense pas que man un inspecteur buy liggéey dinañ ko wax bindal lii bindal lële mais bu liggéeyee ba pare système bi ni mu tëddee ñun sénégalais yi ñoo d'accord ne réew mi président de la république mooy buur mooy bumi loolu la ñu d'accord suñu constitution boo defee rapport moom nga koy jox boo ko joxul même bu dee OFNAC la bu demee justice moom mun na toucher parquet ne ko taxawal système bi ñun ñoo ko d'accord c'est ce système là qu'il faut changer. déedéet d'accord uñ ko ndax kuy ñëw kuy wut nguur tamit dig ñu dig ay réformes
wax ñu ne dinaa soppi su ma ñëwee dinaa def nangam ba ñëpp seen xel dal ci waaye boo ñëwee dañuy gis ne dafay mel dafa am lu la tënk ba réforme yi mënoo ci dem lan lu waral loolu. waaw mais xam nga pour nga def réforme. il faut nga am objectif bi ngay am mooy li nga am kas néew ci alal nga fexe nit ñi jëriñoo ko mais bu fekkee yow da ngay jël nguur pour sa bopp wala ñi nga àndal ci wàllu politique boo gisee politisation rek xamal na jëmul kër. te loolu moo ñu dal. Macky Sall amoon na objectif parce que bi muy campagne bu mu tëddi yoonu yokkute moom la campagne amoon objectif bi mu paree ba pare Sénégal émergent la wax avec le plan Sénégal émergent. léegi nee na un nouveau programme de développement économique. voilà waaw mais xam nga. nee na gars yi ngi liggéey sur un nouveau programme. waaw loolu pour man. vraiment président Macky Sall. dafa toll foo xam ne wax dëgg yàlla peut-être que je vais être peut-être impoli mais dañ ko war a yërëm. parce que fii mu toll dafa war a jël responsabilité am xam ne. yoon yi mu jël am na yu baax yi mu def mais yàqu-yàqu yi toll na foo xam ne. responsabilité bu jëlul responsabilité. mooy def lan. pour casser voie bi mu jël yoon bi nga xam ne dafa coroxaanal suñu koom-koom yoon bi nga xam ne si wàllu social gis nga nu mu demee bu jëlul responsabilité ce qui risque d'arriver mooy dinañu bàyyil un pays qui n'est pas gouvernable parce que quoi qu'on dise le président Senghor bàyyil nañu un pays qui était gouvernable même su fekkee conditions yi mu joxee pouvoir bi Abdou Diouf. C'était des conditions absolument critiquables sur le plan de la démocratie. Mais Abdou Diouf a pu gouverner un pays, gérer une bonne administration. bi Wade ñëwee déglu rek dinaa ñëw ci loolu laay ñëw. bi président Wade ñëwee. fekk na fi pays boo xam ne bii Abdou Diouf def na effort yëpp def ajustement structurel ba constante yi yëpp ñëw macroéconomie mu ñëw fekk fi un pays daal di def un effort ci wàllu investissement. ci wàllu comportement amoon na ay problèmes. mais bàyyi na fi réew mu gouvernable. Très bien. Ce qui risque d'arriver avec Macky Sall. su deful les rectifications qu'il faut tout de suite on risque d'avoir un pays qui n'est pas gouvernable. Dinañu wéy ci waxtaan